Dantec yëpp nag ginnaaw bi nga xamee ne appli jot na tey ji dañoo daal di bañ képp ku fa doon liggéey nga daal di fa dugg muy mbir moo xamante ni collectif ba fa taxaw ngir sàmm boobee hôpital daal dinañu ko ŋàññ daañu wax itam ci lu jëm ci au conseil des collectivités territoriales ginnaaw bañ leen xasee ni amuñu njëriñ nag daal dinañu fësal li nga xamante ni moom la ñu jot a liggéey ci rek juróomi at yi génn bokk na ci juróomi rapport ñeenti annuel la benn bi nag ñu ngi ko rek daal di nag taxawal ci juróomi at yi bokk na ci itam ñeenti contribution juróom benn étude yoo xamante ni daal dinañ ko wasaare ci juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti ndénkaane yoo xamante ni nag daal dinañu ko rek amal ñoom téeméer ak ñeent fukk ak juróomi personnalité yooyu les structure ak personnalité dinañ wax itam ci lu jëm ci danger bi nga xamante ni nag bu moytuwul mi ngi nag daal di yoot Ndakaaru pour bañ a wax rek Grand Yoff ak HLM ak nag ay ndoxu foos yoo xamante ni ñi ngi ballee ci quartier yooyu le ba askan wi mënatuñu ko dékku tax ñu cay yuuxu wàllu ci lii mooy li gën a fës ci xibaar yi bu ngeen ñu toppee li ceeg xibaar yi dinañ ci ànd ak Fatou Abdou Ndiaye Fall ak ki nga xam ne moo di Alaaji Mamadou Mansour Diop ñu tàmbali ko ak toxaluk structure yi nga xamante ni nag ñoo nekk ci biir hôpital Aristide Le Dantec yóbbu leen ci yeneen hôpital mu nekk mbir moo xamante ni toxal googu tey ji moo doonoon ab gu mujj gi ba tax na ña fa doon liggéey dañ leen daal di tere nag ñu dugg muy mbir moo xam ne ŋàññ nañu ko bu ñu sukkandiko ci Abdoulaye Dione mi rek njiital collectif bi ñu fa taxawal ngir mu daal di nag ngir ñu daal di sàmm lii di hôpital Aristide Le Dantec dañ ko ci daal di teewloo. comme génne nañ malade yi dañoo xëy ñu nañu duñu liggéey si dañu dugg hôpital tey te hôpital nag def naa ne kenn tëju ko parce que am na ay malade yu fa nekk dañ leen hospital donc dañ leen war a faj donc tey personnel bi xëy ñu ne duñu dugg fépp ñu teg fa ay policier xam nga deadline boobu ñun bañu ñu deadline mais deadline day am note de service amul dara lu firnde ne hôpital dañ ko war a tëj boobu ñuy tëj hôpital amul benn note bu officielle dañuy déménager la moo tax ñun ñu bañ ñu dugg te ñun suñu soor ba léegi kenn réglé wu ko man xawma fan laa jëm keneen xamul fu mu jëm loolu yenu na maana yow koy bàyyi ñu dugg ba ñu réglé sa man maa ngi service accueil. Service accueil. maman bi may wax ak ñi yow xaw ma fan la jëm ak ñeneen ak tout le personnel de l'hôpital Aristide xamuñu fu ñu jëm. ci lu jëm ci wàllu woowu nag parti démocratique sénégalais daal dinañu wane seen ko ànd ba mu sës ak personnel bu hôpital Aristide Le Dantec rasti dolli daal dinañu ñaawlu nag nañu taxawalee lu jëm ci wàllu boobee tuxu naka la koppar ya tënkoo waaye yenn ci ay contrat yoo xamante ni ba léegi jàpp nañ ñi tegul ci yoon te ñu nemmeeku ko foofee ca hôpital ba ñoom nag daal dinañu wax ni dinañu ubbi ab commission d'enquête parlementaire foofee ca assemblée nationale Alaaji Mamadou Mansour Diop gis nga ko kon mu nekk mbir moo xam ne boobu ba léegi ñu ngi ci yéy di yàmmi waaye mu mel ni la ca des lu ñu tekkeegul bëri na lool. mais daanaka dara noppeegul bu weesoo annonce dong lañu defagum ak génne ñi nekk ci l'hôpital ba xam nga hôpital bu demee ba ñuy fajaate tawat parce que da ngaa ñëw ñu ne la doo fi dugg mais xanaa au moins personnel bi waroon nañu leen a waajalal foo xam ni kenn ku nekk daañu la jox orientation ci fi nga dem. loolu technique bi mu laaj Sénégal ñàkkuñu ay sénégalais yoo xam ni techniquement mënoon nañoo def redéploiement bi te du am benn problème benn jafe-jafe c'est-à-dire rigueur bi suñu dirigeants yi am ci doxal li ñu leen dénk ni ñu ko doxale di ko doxal ci doxalinu gasaxte lii échec la déjà bu am ci ministère de la santé échec total boo xamante ni bii dañ ko war a dénoncer parce que foofu moom mooy base bi. ministère de la santé Marie Khemesse Ngom lii war woon a am ci nguuram moom parce que xam na secteur bi ni muy doxee waroon na liggéey ak techniciens yi ba nga xam ne redéploiement bi daañu ko def ci façon boo xam ne tey ay liggéeykat du ñu xëy si ñu ni leen doo leen dugg ci hôpital bi mais yow yaaxat yi bu ñu xëy sax tëjal la bunt bi au moins daañu la indil ay gàll goose donte woon ni benn big boo fi bàyyi sax wala benn kàddu booy dénk ndey xadi ci am sax mënut a ñàkk foofu mais xëy ñun mais ku xëy si dem hôpital la daan rek parce que orienté wuñu la ci li ma fokk. loolu benn aspect la bu fekkee loolu noonu la demee responsabilité bu doy waa buy wane échec bi ñu échec ñoom nguur gi sans compter nag fi ñuy defee dialyse mënut a xaar ñu yóbbu leen hangar des pèlerins démb lañ doon soog a bay ñax mi te annoncé woon nañ ko bu yàgg wax bi ñu ko annoncé mënuñu woon a teel a jël ay motuwaay déplacer machines yi déplacer lal yi mais toog ba démb ñu koy soog a bale mais ñoo nga def dialyse nag nan la ñuy def c'est-à-dire gasaxte googu nguur gi dañ cee échec te loolu coow lii nii la ñu meubler forme bi la ñu meubler fond bi mooy fu ñu ko financé ñan ñoo ko financé est-ce que hôpitalu Sénégal lay doon suuf si ñu joxe ci ban condition lañ ko joxe lu tax ñu joxe ko ñu ko jox ñan lañu lan lañ fa nar a def
c'est-à-dire am réew bu ñu la ko dénkee moomoo ko da nga war di leeral Sénégalais lii ngay def nan nga koy defee est-ce que li ñu fay tabaxaat comme hôpital muy gën hôpital ba fa nekkoon ay question la pourquoi pas suuf sañu garder ko gën ko yaatal gën a yaatal spécialisation yi loolu benn la beneen bi ci des ci syndicalistes yi aussi Sénégalais ñu ngi leen di xool bu baax di déglu seen ay kàddu di ko décortiquer wenn lay pàq la si toutefois jotoon nañu ay orientation ni leen na ngeen xëy fii liggéeykat dañ ko ni dama liggéey yi man xëy si suba gont si waat damaa gënal mais fi boîte may liggéey moo ma exiger loolu bu ñu leen waxee xëy leen place sàngam ñu lànk dem ci hôpital ba taxawi fa dañuy jaxase peuple bi ak ngàbbi ni bu boobaa itam daañu dénoncer ñoom li ñuy def mais en attendant ñoom ñoo wax comme li ñu wax ci la ñu mën a jàppagum nguur gi dafa échec te kenn nekkul ca bopp ba kurul Marie Khemesse Ngom muy ministre de la santé. Fatou Abdou ndax sentiro ab précipitation ci wàll wi wala dafa am ab communication interne bu ñu mën a jàppees ni kon moo mën a tax nguur taxawee am sañ-sañu doxalee nu ni mel. précipitation maanaam paraxee mbir mi am ko ñorul. ndax dañ ko waroon togg ba mu ñor ñu door ko wax askan wi bu ko defee bu boobaa bu liggéeykat yi nga xam ne ñëpp xam nañu ne syndicat dafay défendre les intérêts des travailleurs bu ñu waxee nit ñi dañ ci mën a yebbi ca la ñu wax lan moo cay dëgg ak la nga xam ne àndul ak dëgg waaye hôpital nga ne da ngay jaay 3 hectares yi fii ak 50 ans fii ak 100 ans hôpital boobu ñuy xalaat nañu ko daanelaatee parce que askanu Sénégal dafa yokk est-ce que dina mën a accueillir 3 hectares yi nga xam ne tabax nañu ko benn problème la. beneen bi tax mooy hôpital bi maternité bi bu yees la boo xam ne def nañu ci ñaari milliards. hôpital bi am na ay services yoo xam ne yu bees la yoo xam ne dañu ci def xaalis hôpital bi 2012 dañu taxawoon ne dañu koy toxal yóbbu ko Pikine wala ñu yóbbu ko Guédiawaye pression wu syndicat bi tax le président de la République Abdoulaye Wade dellu ginnaaw ñu indi projet boo xamante ne dañu ne hôpital bi bu ñu koy dindi duñu ko dindi lépp mais dañuy tabax service par service. projet bi am également beneen coow bu ci am bu ñu ne doomu Sénégal moom moo gagné woon marché bi wala moom lañ ko waroon jox pour tudd Malick Mbow ñu ëlbatiku rocc ko ne njiitu réew mi jël na ko teg ko ci loxo ñoo xam ne bitim réew lañ nekk autant de problème beneen bu ci dellu nag bi nga xam ne dana fàng te kenn du ko jeex. directeur hôpital bi Babacar Thiandoum c'est vrai que mi ngi communiqué mi ngi def effort jàmbaar la parce que dawul presse bi te mi ngi leeral te loolu waroon nañu ko am ci le ministre de la santé bi nga xam ne keroog bi ñu ko tabbee ñu bari taxaw nañu tàccu ne jigéen ju man góor la tey jàmbaar la dina def liggéey bu am solo moom au moins mi ngi taxaw mi ngi communiqué ak ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi di communiqué ak presse bi kon jéegoom mën nañ ko saluer mais dafa wax lu leer service yi nga xamante ne tey ña fay liggéeyee doon ay liggéeykat ci hôpital bi ba tey jotaguñu seen i affectation mënoo jël dogal tëj hôpital ñi nga xam ne ñooy liggéey ñu war leen a yóbbu ci yenn bërëb jotuñu këyit bu leen di notifier ne tey bu ñu xëyee dañoo war a dem hôpital Dalal Jàmm wala bu ñu xëyee dañoo war a dem hôpital Abass Ndao wala bu ñu xëyee dañoo war a dem ci beneen hôpital boo xam ne ma nga Ngor wala ma nga Yoof tey jii laa commencé gis loolu di commencé circuler ça veut dire que démb bi ñu koy tëj ak léegi indi na jafe-jafe beneen bi yaa ngi tëj hôpital dem hangar des pèlerins di fa defar ay bërëb yoo xamante ne da nga fay yóbbu ñi amee dialyse ku ne xam ne ku amee dialyse dina ko def ñetti yoon ci semaine bi ku dem hangar des pèlerins gis na muy mel ci tàngoor Mansour mii xam ne li may wax ndax pèlerinage ba ñu koy defee mag ñi di fa daanu ndax xëm ak coono bu ñu fa yóbboo ko am feebar hémodialyse ñu defaral la ko nga génn war a dox ay kilomètres balaa ngaa jot taliba pour jël oto beneen jafe-jafe la autant de problème boo xamante ne waroon nañu communiquer gis naa bande annonce boo xam ne démb la ñu ko jot ne chaîne yëpp dinañ ko fa jàllale mais dafa yéex loolu dafa waroon jiitu une semaine 15 jours 1 mois avant maanaam ñu def li nga xam ne mooy en amont avant di ñëw ci problème bi en aval li ñuy wax nag ne béy way na mbuus parce que hôpital bi tëj nañu ko service yu bari tey toxal nañu leen li des mooy ñu fexe ba soulager malade yi kenn ku nga xam ne am nga tawat nga mën a dem ci hôpital bi ñu la indiqué nga mën fa faju liggéeykat yi nga xam ne également ay liggéeykat ñu wax leen lu leer ñu dem ci bërëb yi nga xamante ne foofu lañ mën a dem pour faj. mu nekk lu am solo ci wàllu paj googu sax nag la ñuy